asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu suñu gan gu tedd gi ñu am muy monsieur Babacar Diop nekk président parti MDS Guelwaar di yëngu ci mbiru politique ñun ñëpp ñu xam ko xëy na dañ koy présenter noonu rek ndax mën nañ ni du gan ci ñun ndax vraiment moo ñu ubbil bunt ba tax tey jii ñu mën a séq ak moom lii ndax ñëpp a xam ni ñëwoon na fi def fi doxum nemmeeku ñu waxtaan ci waxtaan wu yaatu waxtaan woowu tey moo jur lii ba tax na suñu bis bi ñu bàyyi ko xel cërale ko parrainé ko mu war a ñëw def fi benn remise de diplôme boo xam ni tailleuru marché central ñoo defoon benn formation ci tenue scolaire yi muy renforcement de capacité ñu defoon ko ak professeur Abdou Khadir Wade biñ ko defee nag xëy na jël na ab diir waaye dañ doon xaar lu demee ni bis bu mel nii tey ñu xam ni jot amul te bëgg nañ kilifa gu ñëw jëmmal bis bi jox ñi nga xamoon ni ñoo ci participer seen ay diplôme loolu moo waral bis bi amoon lu ñuy xaar alhamdulilah rabbi alamin assi nañ ci ñu door ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilah rabbi alamin temps bi nag bariwul dañuy dalal gan gi rek président Beydi Mbaye bu marché central jox ko parole mu dalal gan gi bu ñu paree ñu jox Abdou Khadir Wade mi nga xam ni moo nekkoon formateur bi moo leen formé bu ñu paree ñu jox gan gi mu sànn ci ay kàddu wax ci ay xalaatam ñu daal di jublu ci remise de diplôme bi noonu la programme bi tëddee ndax temps bu gàtt bi moo ñu xaw a xoj kon ñu jox kàddu gi président Beydi Mbaye mu def mot de bienvenue yi dalal ñu leen di nuyu bu baax di leen jaar di nuyu président Modou Seck ak suñu gan gi Babacar Diop di nuyu mbooloo mi fi toog yow bàyyiwuñu kenn di am mbégte lool ci dalal bi ñuy dalal président di am mbégte lool ci dalal bi ñu ko dalal ndax it comme ni ko vie waxee moom bi du gan fii ñëwoon na fi nemmiku ci sàkkuwaat pour ñëwaat ñu sàkkoo ñëwaat it fekkoon ñu def benn formation pare ma ne ko war nañu def remise diplôme avant ñu koy def pour nga ñëw ñu def ñaari ndaje du yomb mais ci remise bi soo mënee ñëw fekkee jour remise bi mooy ëpp solo vraiment mooy mu am ci mbégte lool dëgg yàlla li tax mbir mi gën maa ñor gën maa neex avant moom am na ñu mel ni moom ñoo xam dëkk ci dëkk bi ñëwoon nañu ñu wax leen lu mel nii ñëw di dagaan baatu askan bi comme moom ni mu ko bëgg ñu wax ci waxtaan ceeg ñoom mais daanaka li ñu waxoon lépp dafa deñ kon boog moom su ñëwee ñu wax ko li mu ñu waxoon mooy mu sàmm kàddoom ba def ko kon boog dañ ko ciy sant ñu ko ci gërëm te xam ne ñu mel noonu la ñu soxla waaw nit soo dee wut même boo amee boo amagul yëpp waxal li nga man li nga mënul nga teel wax ni mënuma ko ñu xam ni kat yow nit ku dëggu nga mais kon vraiment daal naw naa ko tey si dëggoom ndax it lu mu mën ak lu mu mënul yëpp boole na ko engagement am li mu xat ak di jamonoy metti li mu waxante woon ak ñun def na ko kon boog ñu ngi la ci remercier bu baax a baax a baax da wax nit mbir mi moom noonu rek la amul secret dëgg rek te it loolu la ñuy gisagum si yow di la ñaanal yàlla nga continuer ci loolu li nga yóotu aussi su fekkente ni moo gën si yow gën si askanu Thiès yàlla na ko yàlla def damaa nañ ndax bëgg nañu njiit yoo xamante ni dinañu baax si askan wi gëm askan wi di leen jaamu xam ni askan wi ñoom ñooy buur mais askan wi mooy buur nga xam ni ñoom ñooy jaamu askan wi wàcc seen bopp bëgg nañ njiit yu mel noonu mais bëgguñu njiit yoo xam ne dañuy ñëw rek toog si kaw tiim nit ñi mel ñoo supérieur nit ñi te vraiment yooyu gis nañ si yow wàcc goo xamante ni am nañ yaakaar ci yow ni maa li nga yóotu boo ci joteet li nga ñu wonoon si loolu ngay continuer ñu ngi lay ñaanal yàlla bu la yàlla defee foofu fi nga bëgg a doon mooy meeru Thiès su la ko si yàlla yóbbee ak jàmm ni nga meloon bul mës a changé bul mës a changé ndax loolu moom habitude du Sénégal la mais loolu moom dañ la koy yebe waaw si voie bii nga continuer dëggu ak wàcc sa bopp continuer silence boobu su dee ni li ma la waxoon su dee mooy li gën yàlla na la ko yàlla defal waaw su fekkee tamit gënul yàlla moom moo xam li gën yàlla na la defal li gën ci yow ak li gën si askanu Thiès waaw ndax it mbir mi du meer rek leneen ak leneen ak fi liggéeyal sa réew moom yaatu na fu ne mën nga faa nekk liggéeyal sa réew mais am nga foo am ni fi nga am yaakaar nag am nga droit ñaan fa suñu borom
yàlla baax na. di remercier mbokki tailleur yi aussi di leen jéggalu ndax temps bi xat na tey samedi la ak Noël yi ñu jëm boobu lépp 4 heures lañ leen waxoon 4 heures ba léegi ñi ngi dugg ak a génn ñu bari ñi ngi toog mais toog nañ ñàkk pexe ndax am na ñu leen di xaar seeni place ñu ngi leen jéggalu si loolu ndax xam ni bëggewuñu ko woon nii xam nga jamono moo xat ak ñoom période bi ñu toll suñu génnee di def porte à porte fu ñu dem temps bu ñu fa soxla mën nañ faa def lu ëpp loolu rek la mais du ñàkk yëg wala lu mel noonu di leen jaajëfal bu baax a baax vraiment président daal ñu ngi lay jaajëfal bu baax. ñu ngi leen di nuyu bu baax di jiital ci nuyoo bi président Baydi Mbaye mën naa wax tey ni mooy sama président parce que fii ma toog mi marché central defe naa mooy fi suñu président ñun ñëpp ñu ngi koy nuyu bu baax di ko dalal jàmm di nuyu membres yi nga xam ne ñoo fi teew yëpp ak ñi nga xam ne ñoom lañ doon formé ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu professeur Abdou Khadir Wade l'infatigable laa ko mën a tuddee parce que moom defe naa ni ku am solo la ci ñun defe naa ni li ñuy jéggaani moom da yàlla dafa dogal mu nekk suñu biir nekk koo xam ne kii région yu bari dañ koy xëccoo pour mu ñëw di leen former kon bu ñu amee chance boobu mu nekk suñu biir ñun xam nañ ko kon moo tax occasion bu ñu am rek dinañ profité ba moom mu dugal ci benn formation boo xam ne bii dina am solo ci ñun kon loolu ñu ngi ko ciy remercier bu baax a baax di nuyu monsieur Babacar Diop bu baax waaye di nuyu waale Modou Mbacke Diop bi nga xam ne kenn la ci membre yi mais moom moo rataxal suñu diggante ak yow ba ñu xamante kon moom it aussi bu defee ay jéego di ci sonn dafay nekk lu am solo am yéene nag bu baax a baax ci yow te gis nañ taxawaay boobu loolu am na solo dafay rafet aussi bu ñu fi teewee ñu félicité ko ci ñaanal ko ci bu baax a baax ci taxawaayam bi mu am ci su diggante yaa ngi moom waaye suñu diggante ak ñun ak sa diggante ak yow rataxal gi ñu ngi ko ciy sant bu baax di ko gërëm comme li ko bay di waxee VJ wax ko rek vraiment bii mooy 2e fois nga ñëw fi mais ñun dañu yor suñuy bët di xool dëkk bi li fi def ku ne xam na ko comme moom moo ko seetlu en tant que président am ñu mu jëflanteel ba seetlu ko wax ko kon loolu rek moo am su leneen amoon it xam naa ne moom am na fulla ak fayda te ñii defe naa ne mën nañ ko seede lu ñu gis ci neneen mën nañ ko toog wax ko kon nag ndokk ba bokkoo ci loolu kon nag ñu ngi lay jaajëfal sa taxawaay di la ñaanal encore une fois di la féliciter bu baax ci taxawaay bi nga xam ne am nga ko ci askan wi di ñaan yàlla defal la jàmm li muy wax rek la ñuy wax lu gën ci yow wala lu gën ci Thiès bu gënee yàlla na ko yàlla defal loolu moom aussi am nañ droit ñaan ko parce que jullit moom dafay ñaan donc ñu ngi lay remercier bu baax ci turu tailleur Thiès yëpp waaye ci turu tailleur marché central moo tax bay di ne ma naa ci wax ndax moom bu waxoon rek kàddu gi doy na mais su ma waxul rek dafay mel ni am na leen lu des kon ñu ngi jéggalu bu baax asalaamaaleykum du territoire national élèves yëpp di sol blouse bu ñu defee programme boobu aussi ñu ni dañ koy génne ci secteur artisanal bi tailleuru Sénégal yi ñaw ko comme niñ ko defee woon ci masque yi concept bi nag ñëpp a xam ni xaw na changé parce que ci ay cahier de charge la ñu dëxëñ liggéey bi malgré que comme on dit que tailleurs yi dañu informel mais cette fois-ci on a fait le maximum pour formaliser wu parce que appel d'offre la am na ay papiers yu mu laaj bu mu laajee aussi ñi ko amoon am nañ ko mais ay benn lañu mu nekk formateurs yi nekk ci biir ak borom école professionnelle yi ak centre de formation yi mais les tailleurs yi ci ëpp chef d'entreprise yu ndaw yi aw ñu ko woon mais bu mu jógee ci ndimbalu suñ borom ak booleguñ boole aussi techniquement am nañ benn bureau bu mën a jóg taxaw parce que fekk na suñu OPA organisé wu ba lu ci nit bëgg aussi dinañ jóg collectivement def wenn say pour lijjanti ko loolu ñu ciy remercier bureau regroupement des tailleurs en passant par son président Mamadou Seck mu am ci taxawaay on a fait le maximum possible pour ñu ëpp ci tailleurs yi formaliser wu am NENEA am registre de commerce def seen demande particulièrement bu ñu defee loolu aussi def nañ ci liggéey bu am solo actuellement nag dañu nekk ci attente ñun ñëpp xam nañ ko déposé nañ papier yi préfecture xam nga aussi ouvrier bu toll fii boo ko diggee liggéey rek lay gis dugal nañ ko ñi ngi xaar bi nag mi ngi bëgg a yàgg te loo gis am na rumeur ñi ngi dégg ay rumeur aussi rumeur yi mooy di nga dégg des fois ñu wax région sàngam seen quota génn na région sàngam ña def nañ formation dem nañ bay dégg sax ni
am na ay fournisseurs privés yoo xam ni commencé nan di liggéey mais loolu lépp nag ay rumeurs yu ñuy dégg la mais aussi Sénégal noonu lay doxee lu ñu wax du lépp moo am mais am na lu am loolu aussi bu amee ñun duñ toog rek dinañ revenir ah suñuy responsable comme la chambre des métiers le ministre de l'artisanat et même le préfet bi nga xam ne moo yoroon tey yi dinañ ko revenir pour laaj ko fan la yëf yi toll ak lu ñuy dégg lan moo ci am jusqu'à présent nag ñu ngi wax lu dalal suñu xel mais ñun liñ ci waroon def nañ ko wut nañ kayit yu ñu war déposer nañ fan ko war a déposer tooguñu aussi les bras croisés di leen xaar xam nañ ni lii uniforme la laaj na tuuti am njàngat loolu moo sabab formation bi bien vrai que y a d'autres formations yoo xam ni état moo koy def comme PEJA bi ñi ci bokk ñi ngi am ay formation yeneen organisation yi aussi ñi ngi maye ay formation fii tailleur boo fi gis def na formation lu mat ñaari yoon ñetti yoon mais pour certifier ni lii ñuy def nar nañ ko def ci anam yu leer en toute honnêteté ak sincérité moo tax ñu xool ci suñ biir ñi nga xam ni seen xam-xam nàcc ñu tànn ay nit ay chef d'entreprise yoo xam ni mën naa ni mënuñu defal tailleur yëpp formation mais quand même dinañ ci jël benn nombre bu important boo xam ni dinañ leen defar formation bu ëllëgee ñoom ñu yor orientation bi ba nga xam ni liggéey bi du sooxe loolu moo sabab formation bi ñu ciy remercier Abdou Khadre Wade mi nga xam ni moo ko taxawee def ko waaw bu ko defee aussi boppam la ko defal parce que dañ ni lu kenn man ñaar moo ko dàq bu deful woon formation bi ba ñenn ñi maîtriser affaire bi bis bu affaire yi ne kët ni jonn ñëpp si moom lañ jëm parce que comme lu may wax toujours rek tailleur yi ñëpp ay tailleur lañ mais nag ku ci nekk am nga côté boo mane boo xam ni yaa ko téyeel tailleur yëpp kon encore une fois ni ko président Seck waxe loolu suñu chance la parce que day déplacé wu raison partout au Sénégal di fi defe ay formation kon bu yàlla dogalee mu bokk si ñun loolu suñu chance la ñu koy sant yàlla dañ ne nag ku santul nit doo sant yàlla kon encore une fois Abdou Khadre Wade ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax ñu jox ko kàddu. jërëjëf may jërë ci nuyoo bi président Seck di président regroupement des tailleurs de la région de Thiès nuyu si président Baydi Mbaye di président les tailleurs de marché central de Thiès aussi may nuyu le président Babacar Diop monsieur le maire ville de Thiès incha allah maa ngi nuyu baax ak ñi mu àndal di nuyu nag di gën a beral nuyoo sama mbokku tailleur yi vraiment parce que lii ñu doon def ñu tudd ko formation chaque jour ma ne leen ñoom ñoo koy tuddee formation mais man tuddee ma ko formation parce que chaque jour ma ne yaakaar naa ne ay tailleur bu jàngee métier ba yor atelier am yor kër yor jabar di ci ngénte kooku amatul luñ koy jàngal ci ñaw xëy na nag métier mooy dox day jaadu bu ñu joxe ay cahier de charge mu am ay normes yoo xam ne xëy na les normes yu bees yi la day jaadu ñun ñu bokk suñu métier ñu toog waxtaane ko loolu la ñu doon def mais man du ma ko tuddee formation dañu doon former ay tailleur non man noonu laa ko tuddee vraiment aussi ñoom ñuy aussi ñu baax parce que ni may jëlee sama xam-xam dina ko jox noonu lay jëlee ci ñoom aussi chaque jour bis bu amee formation ni nga leen di joxee noonu ngay jëlee ci ñoom parce que ay borom xam-xam fi nekk ay ñu xam li ñuy def macha allah kon donc maa leen di gërëm di leen sant ci loolu. benn bi muy lu ma soxal muy le président Babacar Diop kii ñëpp xam nañ ni du tey lañ ñëw fii te ba mu fi ñëw xamul woon sax ni dina nekk candidat pour maire ville tey nag damay sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin ba président Baydi parce que dafa am lu ma waxoon ci kaw kër bu ma fi ñëwee dama leen kii du nit kuy wax lu dul dëgg xam naa ko baax xaw ma ko fii du nit kuy wax lu dëgg du mérite buy sàcc suñu xaalis dañu amel xaalis 2 ans ñu topp ci moom di ko fayeku duñu ko fay kii du maire boobu xam naa ko de wala azim dama koo xam dëggantaan may ñaan ngir yàlla commune bu ci nekk kenn ku ne sa commune woteel leen ku la neex mais bu ñëwee ville nañ woteel kii di Babacar Diop ngir yàlla loolu man dama leen koo dangaan di leen ko ñaan ngir yàlla képp kuy woteel ville woteelal kii bii ñu liste bii muy Babacar Diop ngir yàlla bis wallahi azim mën naa waat ni kam na ma ko waxoon ci kaw tey bay dëggal ko
kii de ba faloo tey maire du maire bi sàcc suñu xaalis du maire bu ñuy tiriande du maire buy wax lu mu def loolu moom ma naan ko woote ci yàlla loolu moom danañ ko ñaan ngir yàlla wasalaamaaleykum rahmatullahi wa barakatu baatu askan wi pour mairie ville ñëpp bàyyi ko xel ñu vooteel ko loolu yàlla nañ ci yàlla àggale appel bu ñuy lancé la parce que aussi ñun loolu kese lan man woo la nga ñëw wax ak yow nga déglu la bu ñu àggee sa bis ba tamit ñu bàyyi la xel yàlla na ko yàlla àggale organisation bis bi nag dafa gàtt ba daanaka benn nit moo ko dox muy monsieur Gawsu Diop moom moo ko dox ñu koy remercier ci loolu moo ko coordonné moo ko organisé mais mbooloo moo gis aussi am na loo xam ni am na ko ko yàlla jagleel xëy na mbiri organisation yàlla moo la ko jagleel yàlla na la yàlla dolli wér ak kàttan lépp loo organisé yàlla na ci yàlla def succès kon ñu xool interlocuteur u Babacar Diop mi koy dugal ñu jox ko kàddu gi après ñu jox ko directement ñëpp ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di jiital nuyoo bi le président Baydi Mbaye ak Mamadou Seck le professeur Abdou Khadre Wade di gërëm association tailleur yi nekk fii yëpp waaw di wax ne rek docteur Babacar Diop day am mbégte ak Pastef ñëwaat fii nga xam ne mi ngi fi gëj juin 2021 ca kaw Baydi Mbaye wax na ko professeur Abdou Khadre Wade wax na ko fii laa njëkk a déggee benn wax boo xam ne moom laa doon laaj léegi kenn doon ko wax fii ne docteur Babacar Diop il n'a jamais varié dans ses déclarations fii laa ko njëkk a déggee ñu wax ko li tax may ñëwaat ci loolu yéen sunu collaboration ak yéen biñ leen invité bi ñuy inauguré sunu siège ba yéen a fa jiitu bi ngeen ñu woowee ñu ñëw fii ñun ñoo fi jiitu bi ngeen ñu woowee ñuy def gala bi ñun ñoo fa jiitu tey porte à porte la doon def fële mu bàyyi lépp daal di ñëw ndax l'association des tailleurs pour wax la ne yéen ak ñun sunu collaboration dafa sincère depuis démb kon di leen wax ne ñun dañuy sentir à l'aise bu ñu ñëwee fii parce que ay responsable ñoo fi nekk ay nit ñoo xam ne ay acteurs de développement ñoo fi nekk ay nit ñoo xam ne suñu nee renforcement de capacité pour réew mi ñoom ñoo fi nekk kon docteur Babacar Diop day fier pour ñëw wax ak l'association des tailleurs di wax ne le professeur Abdou Khadre Wade yow dañ lay béggee saa su ne parce que da nga nekk un produit de la formation professionnelle wax na ko léegi dañ lay béggee saa su ne parce que lii ngay def ce n'est que le développement ndax dafa wax léegi humilité am rek moo tax mu ne formé wu ma waaw renforcement de capacité la parce que ay kilifa nga ko séqal mais yaa ngi formé également sa humilité moo war a loolu kon dañ lay wax ne nag à chaque fois que ngeen wax docteur Babacar Diop moom il est prêt à venir te docteur Babacar Diop avec une très grande fierté la ñëw fii ñëwoon na fi démb ñëw na fi tey suba également boo leen ko woowee dina fi ñëwaat kon jërë ngeen jëf. prison lañ ko passé ma woo waxoon ñoom njóogu de sama délégation ñëwoon na mais maa bëggoon na ñëwul sama bopp et bi ma génnee aussi je pense que béy di wax nañ téléphone ma wax la ni bu doon sama sago rek la doon naa ñëw ndax pare woon naa ko dama ni woon damay dem marché ba bu marché bi pare ma fanaani Thiès bon malheureusement ma fanaani commissariat central kon mbégte rek laa am ñëw et vraiment manifestation bi ngeen ma defee parrain pour wax leen fi ma ci toll ci sincérité j'avais même pas besoin ma ñëw soxlawuma ko parce que bi ma fi ñëwee li ma leen waxoon ci laa nekk élection ou pas gagné ou pas lépp lu ngeen xewle su ma ko yëgee à temps li ma ci man ci sama ñaq dinaa ko ci def waaw yoruñu ay millions nag yoruñu dara mais manifestation bu ngeen am ñu yëg ko à temps bu dee xam-xam bu ñu am dinañ ko ci def bu dee relation bu ñu am dinañ ko ci def lañ ama ko si néew ci suñu alal muy suñu alalu bopp dinañ ko jël bokk ko ak yéen ngeen xam ni yëg nañ leen ndax bi ñu fi ñëwee aussi da ngeen ñu yëg ngeen dagg seen yitte accueillir ñu waxtaan ak ñun ci seen i jafe-jafe ah tey nag ñu ngi jëm ci ay élection Yewwi Askan Wi xam ngeen ni mu toll coalition bu mag boobu nga xam ni ay kilifa yu bare ngi ci biir
Serigne Mouhamadou Moustapha Sy bu daayira Moxtarchidine wala Moxtarchidaat mi ngi ci biir Serigne Mansour Sy Djamil mi ngi ci biir Khalifa Ababacar Sall président Ousmane Sonko Malick Gakou ak ñeneen coalition boobu ñoom ma tabb fii ci Thiès may wut mairie de la ville de Thiès am ci yaakaar ci jot ci pour mën a liggéeyal Thiès pour mën a liggéeyal askan wi jàpp ni suñu ci yàlla yóbboo ba ñu jot ci fekk nañ ñu commencé collaborer waaw jàpp naa ni liggéey ak yéen du jafe ndax am naa yéene bi nag am naa yéene bi ci bu sincère nag bu leen jàpp ni politicien buy wut rek la ndax sama yéene bi gën a rëy ci Thiès mooy liggéeyal Thiès yi jot maire Thiès ca liggéeyaluma ko moom amul sens waaw yi sama yéene ci Thiès rëy na ba nga xam ni mu ëpp programme li ma yéene Thiès li ma yéene def ci dëkk bi yàlla mi ma tiim xam na ni moo ëpp programme bu ñu bind et kon bu fekkee da nga bëgg a liggéeyal dëkk bi ca mu sincère ngay ndaw parce que jàpp naa ni boo élire un maire jeune il est obligé de liggéey ndax bu liggéeyul fi la carrière am di yam nag parce que fii kenn dofatul nag kenn mënatul nax kenn même ñi ñuy nax ci politique ñoom xam nañ ko naxante la rek donc mais il accepte am nañ yéen a liggéeyal Thiès yéen ngeen bokk ci acteurs yi ëpp solo ci dëkk bi ña am chance xamante am chance di liggéeyeen déjà di demalante di dikkalante kon moo tax ma ni liggéey ak yéen du jafe am na tuuti lu ma xam ci seen i jafe-jafe ci seen i bëgg-bëgg bi ma fi mujjee booba ngeen wax ma problème de formation capacité je pense que ni béy di am na luñ ci jokkoo woon ñoo xamante ni waxtaanoon naa ak ñoom ba ñu d'accordoon jël seen expérience seen xarañte seeni réseau am na luñ ci mënoon ba jàppoon naa ni boole woon naa leen ak ñoom laneen li moom boo nekkoon maire sa capacité day yokk li nga xam ni jàpp naa ko mooy renforcement de capacité yi moom dafa war a jëm kanam bu baax waaye dañ leen war a dimbali aussi ci matériel bu baax ba ngeen taxaw carrément loolu maa ngi ciy wax ak ay nit maa ngi leen am na benn garantie bancaire boo xam ni war nañ ko mën a defal tailleur yi nag parce que dina leen permettre ñu renforcer leen en équipement parce que coow li am na niveau boo xam bu ngeen ko bëggee atteindre foog ñu accompagner leen bu baax a baax a baax ci loolu jàpp naa ni Thiès am na foncier seen place yi bëri na xat na war nañ mën a def benn hangar industriel dédié aux tailleurs ñu jox leen ko bu doonte benn ñaari hectare la 2 hectares ñu jox leen ko mais hangar industriel dédié aux tailleurs ngeen fa yokk seen capacité ak seen man-man loolu bokk na ci suma yéene su ma nekkee maire jàpp naa ni dinañ ci mën a waxtaan ban place lay gën a jege fan la mën a nekkee en tout cas am naa yéene sumb ko ak yéen boobu baax fan ngeen ko bëggeet ñu mën leen ci jàppale ngeen am ko parce que jàpp naa ni seen yokkute la ndax mais seen yokkute moo yokkute Thiès nag parce que ay xale ngeen yor ci seen atelier yi di leen former ñoom ñi man seen liggéey génn dem former ñeneen ci formation boobu aussi dinaa ci ñëwaat parce que formation boobu dafa am solo trop ci man dafa bëri ay xale yoo xam ne amuñu bac war a defi formation am xale yoo xamante ne am nañu bac mais dañuy dem université seen jàng yàqu ñenn ñi sax bëgguñu dem université bu ñu sañoon Thiès gii la ñuy toog bu ñu mënoon a def formation bu baax mais amuñu moyen fay formation parce que école de formation boo ci laal ñu la 30 000 35 000 barki démb dama dem ci benn école laaj ko lan lay def ci formation ma day def couture day def restauration hôtellerie et je me suis dit que ni mais couture bi mënu ko def sans yéen est-ce que yéen am ngeen ay école de formation yoo xamante ni yéen a ngi koy wax yoo xamante pour la formation yéen a ngi ci am nga waaw xam nga loolu moo tax maa ngi ñëw bi ma ko laajee ma ni ko tey ku bëggoon a jël 500 xale ci domaine yëpp nga assurer leen une formation
mairie bu bëggoon a def subvention pour 500 xale ñu def formation ci domaine yëpp parce que du couture rek ko fi nekk yi domaine mu ni ma soo amee budget ñaata di nga ko mën mu def ay calculam ni ma boo amoon 14 millions docteur ma assurer la formation 500 xale ci domaine bu ñu ko bëgg ñi informatique ñi communication ñi la ma ne xoolal 14 millions nga mën ci former 500 doomu Thiès pendant ce temps ñi pasaree alalu Thiès bi man dama jël engagement ni su ma nekkee maire dina am budget boo xamante ni pour formation la xam nga lu tax fu ma ko jële dama gis mairie Dakar chaque année day joxe ay bourse doomu Dakar gratuitement parce que dafa am ñoo xam ne mënuñu fay bëgg nañu def formation mënuñu fay yow sa école formation bi mensualité bi ñaata la 15000 la moo boobu bariwul mais am na ñoo xamante ni 30000 am na ñoom 35000 am na ñoom 60000 c'est-à-dire bourse yi ñuy joxe am na ñoo xam communication la ñu bëgg a def am na ñoo xam peut-être couture la ñu bëgg a def mën nañ jox signer benn contrat ak sa école ñu ni 50 bourses 100 bourses su ko defee xale yi bu ñu ñëwee dañuy ñëw jël seen feuille dem inscrire li ci des yaak mairie bi la ñoom ñu def seen formation jot seen diplôme loolu volet la boo xamante ni en tout cas bu ma nekkee maire de Thiès bi mu waa ji defee bi defee calcul ni ma 14 millions mën na former 500 doomu Thiès 30 millions mën a former 1000 doomu Thiès dama am lu ma métti trop parce que ni mairie yi mën nañ lépp loolu du dëgg c'est-à-dire man su ma nee docteur Babacar Diop ngeen ma fale seeni problème jeex su ma ko waxee waxuma dëgg yéen ñi may déglu xam ngeen ni li muy wax du dëgg mais am na lu mairie man nag suñ wàññee sàcc alal bi wàññi pasar bi jéem a déglu yitte askan wi jéem a déglu secteur yu mel ni yéen ñi jéem leen a déglu jàpp naa ni li fi nekk ku si néew ci alal bu ñu ko orienté di ngeen ci gis seen bopp Thiès dina ci gis seen bopp ci formation boobu am nañ ci yéene suñu jëlee maire yi yaakaar naa ni de manière plus structurée ñi fi nekk ay école yu valable parce que man aussi samay wax day leer aussi Sénégal aussi dafa compliqué mais école yu valable yoo xamante am seen i këyit leer nañ def formation yu baax en tout cas dinañ ci liggéey dañ ci dimbalante la ndax si que du man dañ leen ciy dimbali parce que ay doomu Thiès ngeen di former école yooyu suñ gënee am doole ba ñeneen di fi ñëw day gën a yokk koom-koomu doole dëkk bi taxawaayu dëkk bi et je pense que c'est un secteur bu am solo et ci wàllu formation ci wàllu ay bourse ay xale yu bëgg a def formation ci amuñu ay moyens suñu yitte la et jàpp naa ni ñun ak association bi ñun ak maître yu mel ni Abdou je pense que dinañ ci mën a liggéey ci gàttal vraiment maa ngi leen di gërëm boobu ku dem ma dem ku demul ma dem yéen ci loolu ngeen nekk ku ñëwit ci waar wi la leen fekk am nañu ak lu mënti xew am nga bu fekkee da ngay collaborer ak nit boo sincère doo ko tënk ci ay échéances ak ñun suñu collaborer ak yéen sut na élection yii ñu jëm nga xam ne moo taxaw dadi bu ñu yàlla mayee ndam dina gën a yomb te jàpp naa ne di ngeen ci gis seen bopp parce que nag du ma leen wax lu ma gëmul te dañu am yéene liggéeyal Thiès lu Thiès waaye teg seen bët xam lan mooy njariñu maire parce que Thiès moom jàpp naa ne ba léegi xamaguñ njariñu maire moom ñi ñu koy fal liñ jàpp ni mooy maire mooy sàcc suuf pasaree suuf pour alalu waa Thiès mais maire boo xamante ni mën na xëy nekk ci yitte waa Thiès carrément pour ñu jima développer suñu dëkk am nañ yéene jooju ca gisuñu ku leen ci gën a placer d'abord comme collaboration parce que secteur la bu mata jàppale ndax li ngeen di def déjà ci dëkk bi kon yéene jooju daal ñu ngi koy gën a feddali tey suñu diggante ak yéen aussi am yéene collaboration bi jiitu romb élection locale yi nga xamante ni ci la ñuy jëm ba mu continuer ba bu ëllëgee ngeen am ay centre yu mag vraiment loolu daal lañ leen di yéene ba ngeen mën a nekk benn plate tournante au niveau de l'Afrique de l'Ouest ndax tailleur Thiès yi li ñuy liggéey ndax xam nañ ne am ngeen xarañte bi loolu moom mi ngi fi li ci des rek mooy ñu dooleel leen ba ngeen nekk benn label boo xamante ni
Sénégal dina ko jaay au niveau de l'Afrique te loolu mooy suñu yéene jërë ngeen jëf.